malgré contractualisation bi nga xam ni COPEOL mi ngi koy def mais wàllu collecte bu ñu xasee fixé suñuy objectif incha allah dinañ fas yéene liggéey comme niñ ko daan liggéey ak opérateur yëpp bu soobee yàlla di ñaan yàlla jataay bi ñu yeggale ko ci jàmm jër ngeen jëf. te waxee ñun ñooy huilerie bi mujjee sanc fii Sénégal mais suñu campagne daaw bi dañ siy gërëm bu baax opérateurs yi ndax suñu atteindre suñu objectif yi daanaka yàlla ak yéen la ñu leen di ñaan nag vraiment campagne yi di ñëw yëpp ñu jéem a fexe ba collaboration boobu ñu am nga xam ne ku nekk def siy gis boppam ñu gën ko jëmmal gën ko taxawal ba nga xam ne ñun liñ siy xaar dinañ ko am yéen tamit li ngeen siy xaar ngeen am ko waaw nag daaw objectif u 30 000 tonnes la ñu amoon daanaka atteindre nañ ko parce que suñu subvention ci quota boobu la yemoon ñuy nekk di xaar léegi comité état huilier bi décision bi mu nar a jël ci campagne yu déwén bi ñun suñu objectif u déwén nag mu ngi nekk 80 000 tonnes te loolu bëgg nañ ci lëkkaloo ak yéen bu baax a baax ba yàlla def ñu mën a atteindre objectif boobu fii ak weer bi dee am na opérateur yu ma commencé contacter sax di ma laaj pour agrément yi ñenn ñi di ma laaj seen extrait de compte pour mën a déposer seen dossier demande CNCA donc sama bureau moom ubbeeku na opérateur yi ñuy liggéeyal yi fii xam nañ ko donc fii ak fin du mois mun ngeen ma commencé jege si pour ma jox leen documents yi ngeen soxla yëpp pour préparer campagne bii di ñëw Rodrigo nag mu ngi leen di nuyu directeur général opérateur yi fi nekk ñëpp di liggéey ak ñun xam nañ ko bu baax su sañoon sax dina teewee jataay bi mais dafa am yitte yu ko téye moo tax mu yebal ma pour man ma ñëw teewal ko fii ma leen di gërëm yéen ñëpp ci déglu bi jërëjëf. Opérateurs yi mais aujourd'hui mën nañu wax FNOPST parce que qui parle des opérateurs wax FNOPST ànd bu yàgg la ci filière gerte bi defe naa ni Thiam léegi wax na ko maanaam chaîne de valeur lañ si mës a agir maanaam dañ si nekk ci cëppaandaw ci début ba fin amul benn ligne bu concerné filière boo xamante ni ñun bàyyi nañ ko ci appui bu ñuy def aux producteurs loolu donc c'est une relation ancienne qui date de 84 loolu nag la ñuy feddali tey loolu moo justifié sama teewaay fii pour ànd ak yéen au-delà nag moo tax ma ne ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant au-delà du fait que samay mbokk rek laa fi fekk ndax comme li ñuy wax lu yàgg rek dëgg la ñu ma àndal lu ëpp fukki at ñoom laa fekk ci salle bi donc CNCA laa fi teewal mais dama ci fekk fi tamit sama ay mbokk donc ñaari place la bu ma neexee sax ma ne FNOPST laa bokk donc loolu moom c'est une précision boo xamante ni mbégte laa koy waxee moo tax ma ne il faut ma yegg ci maa ngi nuyu ku ci nekk ci tur ak sa sant feddali engagement wu banque bi pour le financement de la filière ña nga ca woon tey lañ ci gën a nekk muy ci commercialisation muy ci semence muy ci production aujourd'hui weesu nañu loolu sax parce que dans la transformation les huiliers qui sont dans la salle mën nañ ko confirmer même ba ci seen niveau tamit lépp lu ci banque bi mën mu ngi koy def pour faciliter parce que bu ñu financer production financer commercialisation financer semence mu kale fenn ñun buñ ci jàppul dara du dem donc kale boobu mu mën kale sax au dernier maillon de la chaîne at yi ñu ci génn yëpp taxawaay bu am solo lañ ci def pour njëriñu baykat bi parce que lépp ci baykat bi lay dellu bu kalee fenn ñun buñ ci jàppul lañ ca war a jàpp pour régler ko campagne beneen bay ñëw tamit jafe-jafe mën na ci juddu donc sunu engagement boobu c'est sans faille li ko gën a traduire mooy juróomi at yi plan d'affaires bi nga xamante ni tëgg nañ ko tuddee ko synergie ci biir plan d'affaires bi banque bi ambition mooy mu nekk la première banque dans le financement des chaînes de valeur agricole bu ñuy wax chaîne de valeur agricole nag dañu jël lépp gerte gi moom c'est une réalité lañ suñu taxawaay tey ci gerte gi mooy nan la ñuy def ba yokk ko améliorer ko on a parlé de l'export
on a parlé de la transformation c'est des réalités yoo xamante ni dafa war a gën a huiler fonctionnement chaîne bi loolu tamit taxawaay ñun buñ ci am taxawaay bu ñuy feddali la lépp lu nit taxaw ci loo xamante ni c'est un projet boo xamante ni pour doxal loolu suñuy buntu ubbeeku na pour xool jàppale bi ñu ci mën a jàppale pour l'intérêt de la filière defe naa foofu lay daanale di ñaan ngeen ñu yeggale réunion beeg jàmm di ñaan campagne bi ñu dëgmal yàlla na ci yàlla def jàmm mu gën a yomb fuuf bi ñu génn mu nekk njëriñu ñëpp jërëjëf. 5 avant au niveau de Dakar ensuite Touba bon à partir de Touba on commencé woon di liggéey ak les producteurs les huiliers donc bi ñëwee fii nag le 14 février bon def nañ suñu képp ay kàttan bon rencontrer les ñi nekk ci milieu bi à savoir le trésorier de la fédération dem nañ ci des huiliers bon coopé woon pour l'instant mais yeneen yi après ñu ngi suñu plan donc on est là pour comme ñëpp li fi tey li ñëpp bon jéem a essayer de mieux faire pour campagne bi jàppale les producteurs bon am na toujours objectif pour jàppale si côté financement comme ni ko sama collègue bi créé suñu naataango waxee CNCA ñu ngi si ko gerte bon ñu ngi def production transformation huilier ñu si tous les plans képp ku am soxla financement daal boo ñëwee Cofina incha allah di nga gis sa bopp waaw man di sant leen rek. En tout cas, voilà. Donc, nous avons professeur yàgg nañu te yaakaar naa chaque année ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour mën a satisfaire seen besoin. Xottu saako bu mu ci doon ñu ngi defar am na ñu liggéey fii si salle bi yaakaar naa ak yi di ñëw incha allah dina am benn changement si jëflante bi te dinañu ànd ak yéen incha allah. donc professeur xaritu béykat yi noonu xaritu producteurs yi te noonu ñuy continuer di ko def chaque année te suñu ubbeeku na pour ñëpp bu ñu mën a def pour liggéey aussi dañ ko def maa ngi gërëm président Amadou Fall si teewaay bi ak ñu fi toog ñëpp ba beneen yoon incha allah. seete waxee léegi rek gerte gi moom ñun ñëpp noo ko bokk képp ku jàpp ni mën ngaa dem bàyyi sa morom. da ngay dem ba caag nga gestu jëli ko rek ndax boo ko jëliwul di ko soxla ca kanam kon waa Touba yi it maillon essentiel lañ ci liggéeyu gerte Sénégal kon bu ñu lëkkaloog fédération bi di leen bàyyi xel lu ñu xewle ñu ñëw loolu lu jara bàyyi xel la ndax ñoom ñi ngi liggéey ci gerte gi xëy na ci beneen anam boo xam ni bokkul ak ñun ni ñu koy doxale ñu nit ni ñu koy doxale ñoom it daañu ci ànd di ko doxale ni ñu koy doxale et puis am yeneen i liggéey yu ñuy liggéey yoo xam ni Inis wax na ko léegi lu jëm ci trituration la bu artisanal bi ak yooyu yëpp ñoo ngi koy développé ca Touba ñoom ñi ngi ciy liggéeyal Sonacos ak lépp donc ñu ngi koy dégg di ko rafetlu doon tele nag amuñu ca accès waaye dañ koy rafetlu ndax loo sa morom di def doon tele àggagoo ci yow booy boo rafetlu ko rek ndax lépp kenn mënu koo def kon sant ñu ngi leen sant di leen gërëm léegi ñu ñëw dugg ci bilan campagne bi ñu génn comme ni ko Mamadou waxee faaw nu def tuuti ay jàngat yi it comme temps bi bariwul dañuy tënk rek campagne bi ñu jógee ku ne wax campagne wax jafe-jafe parce que dañuy wax ni campagne amul seex mooy mënut a nuroog benn du nuroog morom parce que contrainte yi ngay am fii wala li ngay am fii doo ko gis fee donc kon campagne bu nekk jàng la campagne bi ñu génn nag ñaari jafe-jafe dab nañu ci biir campagne bi ba ñett ba ñeent waaye nag luñ ci mën a wax ci ay jafe-jafe yu majeur yu ñu mën a wax mooy ca njalbeen ga jafe-jafe xaalis opérateur bu nekk dund na ni financement yi yeex na ñëw loolu nag banque yaa ngi fi état baa ngi fi li ko waralit xam nañu ko ñun ñëpp mooy CNCA mi nga xam ni moo jiite li ëpp ci xaalisu campagne bi moo koy joxe bi campagne bi démarré dafa fekk opérateurs yi leb ba ci seen baat joxe jiwu ca fayuñu ko ca it wax dëgg yàlla bor du am rakk bi nu demee yóbbu suñu dossier ñu ne dossier yi de jot nañu ko waaye faaw ngeen taaxirlu tuuti
man tamit li ma yoroon ci xaalis lépp joxe naa ko ba amatuma loo ba joxe faaw état bi dugal dara man tamit mën a door a tàmbali. loolu jafe-jafe la woon dem nañu ba daanaka CNCA bi muy réagir daanaka janvier dugg na ca wala boog ca fin décembre la ca ñu ngi commencé woon campagne bi le 1er décembre. kon loolu jafe-jafe la boo xam ni noo ngi wax CNCA di ci profito di gërëm directeur général Malick Ndiaye ak monsieur Abdoul Aziz Sarr mii fi nekk ca bu fi nekkee nekkal na fi région yëpp ñu gën a taxaw ci financement yi. damay wax ni comme ñun xam nañ ni opérateurs yi dañuy def semence di def caro usine su ma sañoon kenn du lié boru caro usine bi ak boru semence bi su opérateur bi facturé ñu certifié facture bi mu am numéro bu ñu ko certifié mu ñëw indi ko ci banque bi su ko banque bi xoolee gis ni facture bi couvrir na largement dette bi ñu ko joxoon néewuma la opérateur ba soxla lépp mu jox ko waaye ñu jox ko avance mu mën a tàmbali ci campagne man loolu rafetlu naa ko te jàpp naa ni monsieur Sarr ñu ngi la yóbbante ci Malick Ndiaye financement yi di gën a teel ak tàmbali nit nag nun nag noo fayul suñuy bor ba lebalunu kon nag kenn tooñunu waaye nag sañ nañoo ñaan que semence yi bu mu nekkaat ci blocus ci démarrage campagne bi ak financement bi waxuma ni it buñ naree financé ci campagne bi 12 milliards ñu tëb jox ñu ko waaye nag wax na mën nañoo wax ne da ngeen fee amee ay bor képp ku indi facture bu leer bu mën a couvrir say dette mu wóor la ne lii bu ko état bi viré say dette ñu fay ko ñu mën ni la ah yow kat caro usine daañu la ci musal tuuti en attendant état bi di viré bu ko defee kooka mën a noyyi am lu mu wëndeel ndànk-ndànk donc loolu jàpp nañ ni ñu ngi la koy yóbbante. beneen bi ci des it Mamadou Diallo mi nga xam ni mooy CT bi fi teew représenté fi ministre bi ñëwoon nañ ci moom sànq moom lañ koy yóbbante mooy nguur gi it ku ne xam na ni moo ko opérateur dañuy liggéey ci semence yi ak ci engrais yi ak ci céréales yi ak lépp muy nag bor bu diis boo xam ne dafa tege ci ndoddu état bi ca it léeg-léeg bor boobu mooy doon li mën a defar campagne bi léeg-léeg it mooy doon li mën a indi rëq-rëq ci campagne bi ndax buñ ko teelee fay opérateurs yi mën a amaat xaalis demaat ci campagne bi loolu mooy tax campagne bi dox loolu mooy campagne bi kenn ku ne mën a ubbi sa point de collecte loolu it ñu ngi ko yóbbante ci état bi mu jël ay décision ba nga xam ni campagne bii ñu dëgmal opérateur danañu mën a libérer bor yi ñu leen ameel ba nga xam ni alors danañu mën a dem ci campagne bi ci jàmm ak salaam nga xam ni benn tension du am ci biir campagne bi loolu it ñu ngi koy yóbbante mu tàbbaloon ñu ko ci nopp ministre bi mu tàbbaloon ñu ko ci nopp président de la république ndax dara ñoruñu lu defar campagne bi ndax campagne bi xam nañ ni campagne bu important la lii suñu rôle mooy ñu wax ko yoon bi nu mën a jaar pour mën a am campagne bu mucc ayib ca mooy ñu fay bor yi mën a lebaat xaalis dem ci àll bi kenn ku ne sa point de collecte nga am xaalis mën a liggéey ci jàmm. bi ci topp Sonacos nekku fi moo xaw a ëpp doole ci li may wax ci affaire huiliers yi yëpp nag laa koy boole mooy suñu opérateur bi déchargé ñuy respecté contrat bi nga xam dañ koy signé ak ñoom léeg-léeg mu nekk 48 heures wala 72 heures ca contrat boobee ba fii mu ne la ma koy wax ak yi am na ci huilier boo xam ne si deseel na opérateur yi xaalis ci campagne ba léegi muy Sonacos lu toll ci 2 milliards yoo xam ne ba léegi Sonacos fayeeku ko kon nag ñoom tamit suñu amee xaalis yóbbu ko ci usine bi ca fayuñu nit duñ mën a delluwaat ca point de collecte pour jënd xaalis kon nag ñoom it nañu góorgóorlu parce que affaire bi chaîne la su kenn ku ne téyee su kenn taxawee rek chaîne bépp taxaw kon nag nañu xam ni opérateur bi lu ñu bëgg dem campagne suñu amul xaalis wala suñu amee xaalis usine bi téye ko loolu it day yàq ca boobaa nañu xam ni opérateur bi moom def na la nga xam ni mooy waru garam kon loolu it nañ ci bàyyi xel. maa ngi nuyu ñi fi toogal huiliers yi ak banques yi ñi ngi toog nii huiliers yi waaw mi ngi fi Copéol mi ngi fi maa ngi gërëm Abdou Aziz Lo bu Copéol parce que wax na léegi lu am solo parce que daaw xaw nañoo nekk campagne boo xam ne dañoo amoon ak ñoom tension bu metti parce que la ko andi ñoom sañ nañ ko parce que ay privé lañu mais ñun tamit dafa am loo xam ne noo ko moomal suñu bopp mu ne sañ nañ mooy dañoo départ ni duñu liggéey ak opérateur dañoo am ay contracteurs yoo xam ne ñoom lañuy liggéeyal suñu paree nag suñu soxlawaatee gerte door a liggéey ak opérateur nu toog nun tamit di liggéey yeneen usines yi nun toog jàpp suñu jàmbur
bi nu demee ba quota booba jeex ñu yokkalaat ñooñu ba mu jeex ñu door a wax ni dañuy jël benn nombre ci opérateurs yi liggéey ak ñoom bàyyi ñi des ñëpp laa nag ma ne leen man loolu du ma ko nangu en tant que président Phénomcité li may nangu mooy li fi daan am ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn duñu xàjjale nanu jël ñëpp ku am benn camion andi ku am fukk andi ku am ñaar andi la nga fa yóbbu ñu fay la ko jàmm ni ñooy loola nanguwuñu ko ma ne leen képp koo xam ni yaa ngi tënku ci ndigalul Phénomcité bul fa yóbbu gerte loolu it wax ju leer la woon yoo xam ne ñoom dégg nañ ko waxoon nañ leen ko ña nga xam ne si dañoo xëtt ndigal loola yóbbu fa gerte it duñ leen wax dara c'est parce que démb wax naa ko dañuy affaiblir fédération bi ca loolu baaxul ndax xam nañu ni tôt ou tard daañu dellu si ca wax na ko léegi yebal nañ fa ay ndaw ñu toog ak ñoom waxtaan ba am nañu yaakaar ci campagne bii ñu dëgmal que daañu dellu si waat loolu danañu continuer ak seeni contractuel waaye ubbiwaat beneen seko boo xam ni dañuy continuer ak opérateurs yi contractuels yi di décharger fii opérateurs yi di décharger fii loolu yaakaar naa bu mënee am mooy doon li nga xam ni mooy du jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ca it ñoom ay privé lañu waaye ginnaaw état bi day foog as subvention wala lu ñuy wax protocole jox leen ko ca loolee di alal loo xam ni contribuable sénégalais la ñëpp bokk ko waruñu ko réserver ñenn bàyyi ña ca des ñun foofu rek lañ doon waxee waaye COPEOL ñu baax lañu wax dëgg yàlla de meilleurs sentiments yi ñu dikkee ren man bëgg naa ci loolu ñu ngi lay féliciter wax nañ ma accueillir bi nga accueillir opérateurs yi ak franc parler bi nga waxee ak ñoom vraiment loolu dama ciy sant di la gërëm di la yóbbante gërëm ci Cheikh Fall bi nga xam ni moom mooy directeur bi di leen sant di leen gërëm bu baax a baax donc loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ne ci tënk rek jànkonte nañ ko ci biir campagne bi ba nëga ni Sonacos mi ngi ñu deseel 2 milliards état bi semence yi daaw yi plus de 3 milliards donc loolu ñu ngi ci ay dettes yoo xam ne si du dette en cours yi mooy arriéré yi loolu it wax dëgg yàlla war nañ ko teel a libéré waale semence yi nga xam ne joxe nañ ko bu yàggutoo kon loolu ñu ngi ko leen koy yóbbante bu ñu dikkee ci huiliers yi ci nun Phénomcité lii nga xam ne tiim nañ ko te muy ay déchargement yu ñu jot ci huiliers yi bu dee Sonacos bu Kaolack je pense Sonacos net crédité def naa Kaolack la mooy 89 tonnes 452 086 bu dee Wawo 25 000 tonnes 338 743 ci Phénomcité bu dee Diourbel 45 000 tonnes 324 210 kilos bu dee Louga am nañ 12 439 tonnes 034 bu dee Ziguinchor am nañ 38 000 tonnes 984 196 en totalité opérateurs yi ci li ñu yóbbu ci usines yi daaw mat na 211 000 tonnes 534 269 kilos donc loolu seq nañ ko ak huiliers yi ñëpp libéré nañ liñ ci amoon ba mu des 2 milliards yi nga xam ni moom la ñu Sonacos desel kon loolu laa doon wax ci lu gàtt rek ci bilan wu campagne bii ñu jógee di sant ñëpp di leen gërëm di delloo kàddu gi Mamadou Diallo ba defee ñu continuer programme mbiri campagne bi suñu président national Modou Fall en même temps que mën na ne ma président zone nord donc moom daanaka jël na kase ko wax na ci jafe-jafe liñ faral di am ci campagne comme ni mu ko waxee campagne moom day suivre mais ne se ressemble pas campagne d'une manière générale moom bu fekkee ne bëgg nañ mu jaar yoon day teel a commencé maanaam 15 novembre bu ci fin novembre campagne aussi li tax mu jaar yoon bokk na ci financement mu gaaw maanaam balaa ñoo ne ubbi nañ campagne wala bu ñu ubbee campagne semaine boobu financement war na see topp campagne aussi li koy doxal bokk na ci ay attentes yi maanaam rang bi bañ a yàgg nga xam ne bu ñu defee 48 heures wala 72 heures ñu mën a décharger mën a facturer mën a fayal yeneen yi si des yëpp ci biir campagne nag dina am ay waxtaan ak ay gàllankoor yoo xam ne naturellement day ñëw ci biir ñu koy dégg ñu ko di si dox lu mel ni ay abonnement lu mel ni ay représentants yi lu mel ni nangam nag yooyu moom toujours ci biir
situation bi ñëw rek ñun dañ koy faral di dund compte tenu situation boobu te ku nekk xam na ne campagne bi passé sa gam toog nañ ba mois d'octobre. opérateurs yoo xam ne toujours ñu ngi oote ci suñu zone bi ne seen xaalis des na man damaa njort ne sax looloo tax Sonacos ñëwut ndax xëy na li mu dese xaalis am loolu laa njort ne moo tax peut-être ñëwut waaye bu toog ba octobre nga xam ne novembre campagne war naa commencé waat xam nga loolu déjà problème posé na beneen problème bi nga xam ne tamit man njort naa ne posé na nga xam ne xëy na sax yeggaguñ ci waaye ku ñu yàgg ci filière bi war ko sentir boo di stock gerte yi ñu jëndoon daaw man de ba tey jii boo demee Sonacos Lindiane gerte gaa nga fa loolu boo dee nit ku xam gerte xam tamit non seulement place amu fa espace waaye gerte gi war na gerte googu dañ ko war a nag jaay ko ñoom bu fekkee ne dañ doon liggéey banque yeeg yooyu mën a am yeneen financement sama xalaat loolu tamit boo amee xalaat tuuti xalaat ne lii day gàllankoor la te mbir mi ñëwagul man à mon niveau képp ku ma si mën a waxal ci autorité wala alerte la man dama koy def boobaa léegi ëpp na 1 à 2 mois maa ngi waxal kilifa ba mën a waxal rek pour ne lii ma gis daal dalagul sama xel ndaxte xam nga boo amul place gerte gi nga jëndoon mu des même yaakaar naa coppe sax gis naa mel ni am na tuuti lu ñu dese jox mais Sonacos daal moo ma gën a jaaxal kon ndax ku amee ngeen xaalis daaw am stock ren ba tey jii loolu problème la loolu daal dañuy ñaan seetee nga jàlle na ko monsieur le ministre ne vraiment mbir mi te campagne war nañ balaa noonu fin novembre mbir mi leer loolu daal ci gàttal loolu laa amul wax xanaa nag ñu ñaan kon ñun ñëpp war nañ wax alhamdulilah rabbil alamin la ca tege mooy liggéey bii nga xam ne ñoo ko bokk da ci bëri site yoo xam ne kenn mënu ko liggéey xaw ma ci Saalum fii mais ci Ziguinchor kuñ na opérateur nga ngay indi gerte benn signature boo xam ne bii contrat la mosoo koo teg ci taabal loolu wóorul loolu ab liggéey loolu kuñ bëggul nax duñ la ko def ko jàpp naa ne léegi boo demoon ne leen nañ ma lebal xaalis ñu jël xaalis nga ne jarul ngay signé ñoom duñ nangu kon kuy jëgal ay centaine de millions centaine de milliards di ko dugal ci ab usine te defoon la benn contrat loolu liggéey risque la bu xam ne daa féerul fenn ma bëgg nag ñu xalaatal ci ba xam bu fekkee ne loolu mën naa continuer ñu xam ko su fekkee mën na continuer saafara ko balaa ñu di jël benn doomu gerte da koy di usine bi ñu defal la contrat moom dafay dalul xelum liggéeykat waaye liggéey bu amul contrat man ko moom amul kenn ku mën a dem ci banque wala nga dem ci usine wala nga dem feneen jël fa benn 100 000 francs te dañoo jël ay këyit nga signé ko jox la ko buñ la soxlaa seet si waaye usine bii li mu woon Fall wax ci usine bi xaw ma si kaw la 40 quelques milliards nga jox ko nit amul ak moom benn contrat loolu boobu liggéey moom liggéey bu am yoon ñaareel ba tegu jël distribution point yii jàpp nañ ne xaw ma Saalum ba ci Casamance amul njëriñ parce que lu tax amul njëriñ mooy su fekkee dañ ne Kenya ñëw nañu distribuer point ba pare ñu commencé liggéey ñi ñu tuddee comment dire CP mag ñetti yoon opérateurs yi te opérateurs yi dañ ko jox point mu xëy rek gis kenn ñëw installé mu ne dañ ma fi affecté li ñu xamoon ci CP man CP lañ dëkkee da ngay dëkk ca dëkk wala nga dëkk ca gox ba dafa bay am fa tool da bay bëgg a yóbbu wala nga bëgg a liggéey dimbali la ca nga continuer liggéey waaye CP boo xam ne xëy jógee Dakar la nga jógee Bamako wala nga jógee Louga xëy ñëw dindi sa carte d'identité ñu la nommé la CP nga la demal dëkk sàngam loolu de jàpp naa ne tegu ci yoon kon signal liggéey amatul njëriñ su fekkee dañuy distribuer point te bëgg réglementé ko ku dëkk ca gox ba war a def CP nañ ko def CP ku dëkk feneen war a liggéey te bëgg a liggéey na def demande comme ñëpp ñu jox ko point. ay contraintes lañ ko mën a tuddee wala ay gàllankoor yoo xamee ne daf ko warlu ak kër gi nga xamee ni moo leen jaboote yëpp muy banque centrale. loolu nag je pense que interpellé ngeen ci sax état parce que en partie état am na loo xamee ne ci ñaari bor yooyu moo leen ko waroon gën a mën a yombalal
dana tax bor bi wàññeeku mu woyofal ko kii mais aussi gàllankoor yooyu yëpp it état defe naa ni moo ko ëppale. Il est vrai que am na ay at yi ci gannaaw doon nañu def ba nga xamee ni balaa at mee dee comme li ngeen ko laajee pour ren bor yi nga xamee ni moom lañ joxe woon ci campagne bi avant 31 décembre ñu mën ko apurer yëpp. Amoon nay ab jamono mu loolu ne fi waaye li ko dindi it même bu ma ci dul sori en partie ay jafe-jafe ay nawet la yu ñu dab nga xamee ni mu am ay programme d'urgence yu état jël te muy loo xamee ni waaju ñu ko woon mu bette li ñuy wax ne nit ku ne lu ko bett mën ko xëy na foofu la jafe-jafe yi déparé moo indi bor yi tegaloo plus aussi contrainte état defe naa ni kenn du ko wax kenn ku nekk xam na ndegam kenn ku ci nekk sa kër dafay diis ci yow waxatuma la ak ku yor këru yëpp donc defe naa ni loolu moom mooy gën a diisati donc mais nag du ko dédouané du tee suba ak ngoon guddi ak bëccëg waxtu wu ne mu ngi jéem a defi pexe pour que loolu di saafarawu parce que bu saafarawul parce que moo ci ëpp doole moo ci ëpp kattan moom moo jaboote ñëpp moo war a woyofal ñëpp moo war a dimbali ñëpp et je pense que ci rôle boobu mu nekkoon ci la ne moo waral ba finalement sax affaire yi mujjee am évolution bu gën a tane ba li ñu mën a dund ñu dundal mais yóbbante bi dana tàbbi defe naa ni lu état mën ci gën a góorgóorlu pour di woyofal yëf yi di ko yombal pour que waxtu bu jotee dara bañ a sooxe defe naa ni dana yegg te xam naa ni ñu ngi ci. am na aussi lu ñagas-ñagas bu amoon en partie je pense que ak benn huilier et je pense que ni wax ji génne defe naa ni loolu lu ñu weesu la ne campagne bi ñu dëgmal yaakaar naa ni déggoo dina am am na tooñ nañ fi beneen huilier ne xëy na peut-être li mu jafe-jafe yi mu am moo waral xëy na ñëwul mais je pense que aussi jafe-jafe yooyu li ñu fi wax sànq ci waxtaan bi yëpp ne wax ne mbir mi chaîne la dafay chaîne mooy loo xamee ni caq la bu ci fu ci fenn sooxee rek daanaka day laal ci caq bi yëpp du ma avocat wu kenn nag mais huilier boobu bu yàggu rek ñi ngi dégg jafe-jafe yi mu am ci affaire gerte gi nga xamee ni moom la jël ci yéen pour nal ko di ñu ko jaay nga xamee ni mooy mën a yombal xaalisam jafe-jafe yi mu ci am moom it ba boor bu nekk yuuxu di fa jibee kon c'est pour confirmer que chaîne bi ni muy wax doxee su ci amee fenn fu xaw a lëj rek day laal ñëpp donc ñëpp nag dañ ciy jàpp di ci defi ay jéego ak i pexe pour que loolu saafarawu je pense que suñu ñëwee sax ba huile bi ñuy nal ñu di ko jaayaat fii nii parce que am na ay jéego yoo xamee ni ñu ngi ko ciy def nànk-nànk pour mu gën a jëm kanam te ci biir waxtaan wi aussi feeñ na fi mooy je pense que Modou Thiam Unis a ko doon wax pour que ngeen di gën a diversifier loolu yëpp day gën a yokk koom-koom ci niveau yëpp yokk koom-koom aussi ci baykat yi ci wàll wu ne yombal dindi yenn jafe-jafe yi parce que sànq ci biir wax ji sax am na fu mu tooñee bay wax waxu ne semence war nañoo weesu la ñu daan def ci jamonoy maam nga xamee ni dañuy indi gerte xottu muy lu ma rafetlu muy loo xamee ni aussi ci lu ñu war a jëm la te loolu la muy saafara sax moo ëpp xam naa ni ni mu ko waxee parce que semence bu ñuy joxe nga xamee ni dañ ko xolli ba pare defar ko traité ko puudar ko kooku defe naa ni mënut a dem fenn lu dul ca tool ya kon wax yi ñuy wax sax at yi di wax naan am na semence yoo xamee ni dañ koy rënd wala di ko def leneen wax jooju day daal di dandu donc loolu laa mënoon a jéem a tënk ci wax yi ngeen fi wax je pense que li sëñ bi Ziguinchor wax sëñ Ousmane xëy na peut-être Modou aussi su amee lu mu ci war a yokk leeral dina ko yokk leeral dina ma jaaxal mu am ci benn société bi benn huilier bi di def ak ñenn ci benn zone bi wala ñaari zone yi ay contrat feneen fi mu bañ ko def loolu aussi xam naa ni lu laaj un peu quelque leeral la je pense que li mu jàmbat aussi mooy traçabilité bi ñi nga xamee ni pour diviser seen bordereau yi pour camions yi fu ñu jógee loolu du lu ñu war a mën a bañ
xëy na kay fañ ko deful la ñu war a obligé ñu def ko parce que loolu yëpp luy leeral liggéey la lu koy yombal loo xamee ni dina tax gàkk-gàkk yi nga xamee ni day tilim te bu tilimee mbooloo ngeen famille ngeen du yem ci kenn rek day laaw ci ñëpp donc yooyu yëpp ñu di ko moytu defe naa ni loolu moo waral loolu donc bon boru état bi je pense que 3 milliards yi comme li ma wax léegi rek état dina ci jéem kemtalay kàttanam te loolu xam ngeen ko jarul sax ñu leen koy wax parce que ku ma ci dajalul it bis bu ne xam naa ni du ngeen gëj ministère te fuñ ci toll fu ne umpu leen donc peut-être loolu laa mënoon a tënk ci li ñu wax su fekkee ni Aziz da nga ci yokk benn tontu ci par rapport ak di ñëw xel mën na ko nangu li koy gën a yombalal nag mooy ñu teel a jóg ci def facturation yi préparer kayit yëpp ba nga xamante ni plus ou moins la banque aura le temps def situation pour xool la nit ki yore ak la mu déposé méngoo na wala méngoowul lii gën a yokk tamit retard à certain niveau loolu la ñenn ñi dañuy déposé bu ko defee lay njëkk génn ña njëkk déposé loolu lay doon donc ñeneen ñi bu yéexee tamit loolu day indi yéexaay donc on est au mois d'octobre fait nañ def lépp pour facturation yi mën a mat comme la ñuy wax nawet du amul seex donc difficulté financement wu daaw yi ñun tamit à notre niveau dañuy jàpp ñu amul seex mën nañu rafet njort ni ren incha allah mën na gën a améliorer par rapport ak daaw la koy améliorer nag mooy ñu mën a am situation claire et nette ci ñëpp ci seen programme semence bu nu déposé ndoo ñu mën a xoolandoo globalement les dépôts opération Kara Usine commercialisation bi nan lañ koy saafara jërëjëf. ni dafa mel ni dafa mu déggee bu baax sonu Ziguinchor dañ jub signé ay contrat loolu waaw ay moom existé na Sonacos dañuy def ay contrat mais nag dafa am benn problème bu ci am boo xam ni 90% yi ci ñun la ndax opérateur yi bu ñu nee usine bi ubbi na rek kenn du ci xaar kayit da ngay dem rek décharger yi waaw nit ki nga xam ne da nga war na toog ak moom discuter ak moom ñun am na modèle contrat boo xam ne damaa wax Sonacos ne jox leen ma ko ma xool ko bàcc jum bu fi toogoon dana ko confirmer ma envoyé ko bàcc jum def ci samay amendement yooyu ñu war koo delloo Sonacos mu accepte ko wala ñu toogaat ba ñu nangu ko ñu def ko au niveau national léegi kenn du ko xaar moo tax am na opérateur yu bari nañu liggéey ba pare sax te duñu signé contrat yenn certains opérateurs yi nga xam ne xaw nañoo vigilant fii ci zone nord ñooy dem fexe ba jot seen contrat signé ko man de jël naa samay contrat signé ko ci sa boo demee boo leen exiger jox la say contrat mais li ci ëpp nun dañ ko dul xaar loolu rek mooy jafe-jafe bi il faut que ñu tënku muñ fukki fan wala fukki fan ak ñaar ñu discuter ci contrat bi juboo ci ñu ventile ko ci zone yi ma woo président de zone bi ni ko contrat yi ñëw na dem leen signer seeni contrat ngeen signer seeni contrat door a des réceptionné mais kàddu googu ak patience boobu la membre yu bari amul malheureusement donc loolu mooy jafe-jafe bu mag bi mais contrat bi mooy suñu njëriñ parce que tey mën nañu dem sax ba gën a sori parce que arrière yi nga xam ni mi ngi am mën nañoo def ci contrat yi ay pénalité bu boobaa soo ameelee su la usine bi ameelee arrière mais ñu teg ko pénalité loolu yëpp dafa war a am ca boobaa it usine bi soo ko yanee mu yan la mooy soo ko nee tey soo amee arrière dama lay teg pénalité mu ne la yow tamit gerte gi may indil damay def ak yow contrat boo xam ni faaw nga indil ma lii soo ma ko indilul man tamit ma teg la pénalité des fois day am mais toute façon nit ki da ngay ñemee engagement ci li ngay liggéey mais loolu laa gis ni moo téye contrat yi fii ci zone nord sax contrat yaa ngi fii waaye bari na ñoo xam ne duñ fa dem sax signé dinañ liggéey ba am na ñu nekk fii daañu liggéey ba campagne bi xaaj duñu mas a jaar ci usine dañu yónnee seen i camion ñu réceptionné ñu yónnee seen représentant ñu facturé ñu gis seen virement ca banque ba ko nee liggéey seen yónnee wu ci contrat bis bu problème amee nag ñu door a xalaat ni contrat tey jii dañ ko war a signé kon war nañ cee réfléchir ñun bureau bi
ca Ousmane loolu war nañu toog réfléchir ñi nga xam ne si fal leen fii ñu liir ko fii ci kanam Mamadou Diallo ñu ay responsable suñu biir yoo xam ni chargé des huiliers la ñu liggéey ci liggéey bu wér cëng ànd ko ak responsable yi FENOPS yëpp tënk ko jox ko seeñaa amendement yi ñu war a def ci contrat bi yëpp ñu def ko ci toog ak Sonacos bu ñu juboo ak waawoo ak huiliers yëpp ñu signé contrat yi loolu ñu féete ginnaaw je pense que loolu mooy li nga xam ni moom lañ ci war a def ca incha allah yëkkati nañ ko fi daañu ko def li ci des it Mamadou Diallo wax na ko mooy traçabilité bi mooy cachet seeñaa bi loolu obligatoire la mais nag li ma dégg ñu di ko ci wax am na ñu ci bari ñu koy jàppoonteel mooy cachet yi léeg-léeg day tàbbi ci loxo yoo xam ni daanaka day mel ni sax dañuy chantage opérateur bi pour que sax ñu cacheteel la cachet bi dama réer rek gisaguma ko na nga xaaral ak am na ñoo xam ne si dañ may woo téléphone di ma wax am na ñoo xam ne daañu taxaw fi bërëb bisub lëmm duñ leen cacheteel loolu it du loo xam ni moo taxoon cachet yi jóg waaye loolu lépp it dañu bokk waxtaan ndax cachet yi chef de village yi lañ koy jox ñoom ñoo am droit recevoir ko bañ nañ ko ba usine bi koy joxe nga xam ne seeñaa moo koy jox usine bi pour mu yóbbu ko ci point de collecte yi chef de village yi la koy jox bu ko defee liggéey bi dafa métti léeg-léegi chef de village ne yéen sonal ngeen ñu ci seen camions yi ñun amuñu ci dara ba noppi bi bu set ngeen di ñu bëgg a rey ak ay cachet nangam yooyu yëpp it mi ngi ci biir terrain bi waaye teewul it la tax cachet yi jóg moom lu jaadu la lu baax la lu tege ci yoon la kon nag du yooyu yëpp daañu ko waxtaanewaat daañu jël ay position yoo xam daañu ko yóbbu seeñaa donc loolu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni mi ngi ci biir te daanu ci dem waaw. am na benn point président Ousmane moom spécialiste la ci collecte parce que daanaka problème yi am yëpp laal na ko beneen bi ma fàtte rek mooy affaire distribution point de collecte yi nga xam ni seeñaa moo koy def ca def ci laal problème bu am solo mooy affaire gros producteur yi nañ ko tëggee woon nga xam ne noonu lañ ko tënkee woon mooy li war a am mooy gros producteur wala association producteur bi dëkk ci dëkk bi nga xam ne ci dëkk bi la dëkk opérateur bañ fa affecté mënut a empêcher moom it ñu affecté woon loolu mooy li yoon wax association producteur wala gros producteur bi dëkk ci gox bi moom gerteem ñu agréé fa Modou Fall mënut a tey ñooñu jënd gerte ca dëkk ba loolu rek la ñu doxaloon waaye nag bokku ci nag opérateur kii ku jógee ca feneen dikk sol mbubbum association producteur wala mu sol mbubbum GP ñu agréé la ca wetu opérateur ba loolu jaaduwul bu ñu ko dee def it aw teguñu ko fenn loolu laa bëggoon a leeral amul benn yi la parce que texte yi leer na ni ñu ko waxee leer na Mamadou Diallo muy toog xam na ko ndax yàgg na ci xam na loolu lañu wax ndax dafa jékkul jaaduwul opérateur bi ñëw ba noppi bëgg a éliminer producteurs ya fa nekk ne duñ jënd gerte moo tax ñu ne association producteur moom d'office la fa mu dëkk GP d'office la fa mu dëkk donc loolu kenn du ko werante mais nag ku salaat mbubb mi nag bëgg koo def loolu la ñu war a xeex te loolu it daañu ci wax ak huiliers yi daañu ko noté bi ji ay jël note Mamadou Diallo mi ngi noté pour fële daañu ci toogaat comme ni ñu ko wax léegi dañu bëgg def démarche boo xam ne si bu baax la boo xam ne dañuy énumérer lépp bu ko defee ñu toogaat ci waxtaan ci lépp lu ci mën a saafara ñu saafara ko ñu jàll ci leneen loolu it bañ fay ba ñu ñëw Ziguinchor yabaloon naa fa ay représentant fédération bi pour ñu xool bu baax a baax la nga xam ni ña ngi koy doxal bu ñëwee ñu rendre ma compte man tamit mesure ya ma ca war a jël ma jël ko ci kon nañ ci may bi ji 2 mots rek comme moom moo demoon Ziguinchor ci loolu. te ku nekk point bu ne bu kii sa morom jëlee point bi naka ko bàyyee ñu seet beneen mais Sonacos ci boppam service achat ba nekk ci Sonacos Ziguinchor problème bi yëpp moom la du kenn moom la moom mooy GP yi di wax moom moo koy def day envoyé nit point de collecte jël GP boo xam ne kenn xamul fu mu dëkk indi ko ci point de collecte boobu mu fay jënd gerte et c'est pas normal loolu yéen a ko war a régler à votre niveau d'abord bala moo yëg ci national yéen opérateurs yi fa nekk di leen toog di waxtaan que c'est que bu li kii defee lii ngeen ne duñ ko def duñ ko nangu ngeen opposé wu ci franchement ma nga xam ne du ko mën a def mais su fekkee da ngeen bàyyi mu jàll rek ñun luñ mën a def mooy wax leen critères yi nga xam ne moom la war a defee comme ni ko Modou waxee te itam nañ di déglu président national bu ne nangam la nañ def bu ne du noonu ñu arrêté
man wax naa leen ko ne naa leen yéen a ko mën seen jàngoro boobu yéen a ko mën a fajal seen bopp avant ñun ñu jot ci yéen a ko mën a fajal seen bopp merci. di Sonacos moo jël ndawam indi ko ci Kolda oto bi day am lettre de voiture bi day am casier saignant ñuy wax tant kii wiiselul la boo ñëwee si boo accès ici doo défense situation boobu situation Sonacos ak transport loolu moo ci nekk lu leneen wasalaam. li ma wax maa koy jëmee ci président Modou da kontaan ci fan bi ñu defaraat da ñaan yàlla parce que yéen ngeen ji li ma ci amoon pour xalaat mooy wax ci wax maanaam dama bëggoon yow président Modou nga def benn programme bi mooy lan mooy toog bañ ne campagne gerte jeex na jot na ñu ne lañ arrêté loolu laa bëggoon si seetaat ci xalaat ban xalaat lañ cee xalaat da ngaa seet ay hectares yoo xam ne xam nañ gerte nga dajeeg ñoom ñu tënk benn téere boo xam ne usines yëpp ci la ñoo tënk ñu def ko par ñetti at da ko renouvelé nga xam ne bés bu ñu ne campagne dépassé rek amatul waxtaan ndax moo tax yoo xam ne ak mu jot opérateurs yi ko fekkewul ñoo gën a bëri tandis ñoo xam ne suñu biir ay baana lañ wala ay néew doole la yoo xam ne xaalis tuuti la ñuy def bugg a liggéey yi nga leen doon liggéey duñ ko nangu suuba nañ wax ndax xaj na lépp loo si bugg a jekk da koy préparé fi mu ne nii ba lañ campagne gerte commencé war nañee mën a waxtaan ak usine ba nga xam ne premier ministre suñu ne la deux bi commencé waxu premier ministre boobu ma nga def contrat boo xam ne yow yaa koy vérifié ba mu leer nga signé ko contrat boobu usine yëpp la ñuy tënk loolu daal laa amoon xalaat soo lay posé asalaamaaleykum wa rahmatulah. certifié mooy 25% yi damay ñaan 25% yi boo koy jox nga koy jox opérateur bu nekk sa région mu lay muy faciliter opérateur bi maanaam ku nekk Kolda nga joxe 25% ku nekk Touba wala Kaolack wala Tamba 2 tonnes 1 tonne 500 loolu lu jafe la ci opérateur bi maay ñaan président Modou ak monsieur Diallo représentant ministre bi ñu xalaat ci loolu parce que gàllankoor la ci opérateur semencier bi wasalaam. rafetlu réunion bi di sëtaat yàlla ndax damay wax ne mandat bu ñu la ko joxee bu njëkk nit ñee la fal soo amaatee mandat yaa fal sa bopp ndax sa jukko ak sa bilan ci la ñu lay renouveler donc pour renouveler merci beaucoup ñu ngi lay félicité ba ak bi di wax rek ci campagne bi nu génn ñu bari wax nañ ci campagne la boo xam ne képp kuy jënd gerte doo ko fàtte mukk ndax góom yi metti na te tar na jafe-jafe am na xaalis amul d'accord mais Sonacos itam am na opérateur yoo xam ne pénalisé na leen ndax jël sa xaalis dugal ko ci benn usine fayul la xaalis ba ñu jox la notification nga war a fournir amoo xaalis booy mënoo fournir loolu gàllankoor la te loolu am na daaw te Sonacos moo ñu ko teg waaye kon Modou nga gën ci taxaw ba loolu amoon daaw mu bañ a amaat ren li koy indi nag moo ñu waxtaan diisoo déggoo ci li ñuy def te mënuma comprendre ay usine nekk bi muy genn Sénégal képp ñu wax ba d'accord ci ay points usine bii ne da koy def benn du ko def loolu mënuma koo dégg li ma mën a dégg kay li ñuy d'accord usine yëpp ñoo ko war a appliquer donc loolu moo jàng waaye ñii di dëgg 300 francs la tonne ñii ne duñu dëgg 300 la tonne ñii nangu 2% ñii duñu nangu 2% te muy genn Sénégal di genn gerte di yenn opérateur loolu nag il faut ñu xalaat ko. xam ne dañ jógee fii ak seeni millions yu du jeex ñëw Casamance ñu agréé ci dëkk boo xam ne billaahi wallaahi tallaahi mosuñu fay taxaw dañuy dem ci àll bi rek chargé camion fexe ba yónnee seen lettre de voiture ñu kaaseel leen ñu dem wàcce loolu xam ngeen ne jaadu Sonacos ñoo def loolu Serigne Sow man daaw chargé naa suma camion boo xam ne Touba Cekkeen dama dëkk fa la jógee ko ñëw Serigne Sow ñu ne sa camion bi du wàcc ndax jaayu Kolda waaw man naka lay chargé camion boo xam ne Touba Cekkeen la nga xam ne mën naa jaar foo xam ne du mat 80 kilomètres ma àgg Serigne Sow
tourné jaari foo xam ne bu ma fa jaaree mu nekk 200 kilomètres ma doon wàcce camion ba pour lan càcc gi ñu waroon jàpp mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw ak seen millions ñu agréé leen ci dëkk boo xam ne dëkkuñ fa xamuñ fu mu nekk déchargé fu leen neex camion indi déchargé ko loolu la ñu waroon wax léegi nag li Modou Fall wax lu am la mbéyam kanam borom ma koy faj bu soobee yàlla ñu tuba ren dañ takku be képp koo xam ne joxuñu la poye ndax damaa ñëw 5 millions dem sarse ci benn dëkk boo ñëwee ñu ne camion bi par exemple même bu ko seen ñaar cassé sura ko cassé ko dañ taxaw ci buntu usine benn oto bi du wàcc ñëpp Sénégal yëpp dañuy dégg bu soobee yàlla wasalaamaaleykum gerte contractuel yi daf koy def daal amul sax lu si calcul ndax tey gis nañ kuréel yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def te soo ko defee da lay permettre ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk ba ak ñi nga lebaloon suñ la fayee sa bor bi ba pare ñu jaay la lu des ci gerte gi. donc contrat bu ak ay producteurs même bu fekkee ne mënta nekk ñuy def ko ci national bi yëpp ñuy def par zone tey suñ defee zone centre beneen campagne yi def beneen zone. affaire paiement yi tim waratuñ may huiliers yi suñuy waxee dara rek muy dañ ñuy topp seen ginnaaw di daw te suñ paree la nga xam ne moom la ñuy yoreel moom la ñuy fay ndax ku lekk banque dañ sa teg intérêt banque bi nga ne topp ay intérêt donc waroo téye xaalisu nit mu lekk ko ci banque bi nga téye ko 7 mois wala 8 mois fay ko fay boo xam ne ndax doo ko fay global nga koy fay ñu la neexee te dara du la ci fay ak opérateur yi nga xam ne dañoo bokk Fenox su campagne jotee ñu bëgg a liggéey Fenox war na leen taxaw bi mooy mu fexe suñu déposé ci banque bi mu garanti leen ñu mën a jot seen ñu mën a am xaalis ba liggéey ndax bu fekkee ne da ngay liggéey ci gerte su campagne jotee nga dem sa banque ba yow personnel ngay def say stratégie say démarche def ba sonn mënoo am da ngay yaa ngi bokk ci kuréel boo xam ne tey soo amoon tim ba dugal usine dañ lay dagg camion bu nekk loolu Fenox war na ci bàyyi xel war na fexe opérateur yi nga xam ne dañoo bokk Fenox ñi nekk en action même bu mënul nekk dajal lépp yàlla rek ko mën waaye nag dañ fexe ñi nga xam ne dañ sooy bokk da nekkuñu en action suñu campagne jotee Fenox def garantie bu fexe jël ay quelques opérateurs yoo xam ne Fenox dina leen garantie ñu mën a jot xaalis dem bokk si campagne bi comme seen morom yi. dafa am benn numéro lam boo xam ne ñu koy wax Alaaji Falal mu koy di bàyyi naa bëre ñu ne ko lu tax mu ne fit waa ngi fi ñi ma doon ñaanal ngi fi sëriñ saa ngi fi waaye doole ji newatu fi mu mel ni wax dëgg yàlla ñun ku mel ni man ñu ngi bëgg a màggat ba bëgg wax dëgg yàlla mayewul day able ca Fenox toll na foo xam ne fi Sénégal toll la rek day dem ca kanam rek warul arrière ca société organisation bu ne war naa am technicien ndax bu dee président Modou Fall daa am liggéeyam am na loo xam ne mënu koo def dañ ko koy defal mooy dafa soxna ne bu dee secrétaire général bi ci Cissé daa am liggéeyam opérateur la am na loo xam ne mënu koo def dama ko ciy dimbali bu dee trésorier bi la même chose ca wax dëgg yàlla ku doom bu juróom-ñaar fukkat boo ci bëggee tegaat ñett bu dee yàlla dimbale doo ci mën a tegaat leneen ma bëggoon ngeen réfléchir seet ay xale yu baax yu jub yu yàkkamtiwul am xam-xam ca woyof ngeen jël leen ñu former leen ba noonu bu nu fi dandoo ñu mën a continuer yàlla doxul dafay able rek loolu laa bëggoon Modou Fall ngeen pensé ci parce que fédération mën la ñàkk technicien ndax amu leen jot bu campagne ubbee yéen a ngi ci banque yéen a ngi dem fu ne ca itam bu réunion amee président am na ko fara yóbbu bu ngeen defee lu mel nii ku mel ni man war na leen a taxawu ca maa ngi bëgg a nekk naag Maam Din 18 ans nekk ak Alaaji Tambédou nekk ak Modou Fall ca ñu bari fii seen papa laa nekkaloon kon sant yàlla ma bëgg na problème boobu ma tient à cœur Modou Fall ngeen réfléchir wut xale yu nangu yu jub yu yàkkamtiwul bu dee benn wala ñaar ngeen wut lu ngeen leen jox ñu former leen ba bu nu dandoo rek nu mën a continuer loolu daal laa ne woon dinaa ko wax nun nag dañ leen jàppale continuer ak yéen bénévolement parce que loolu ki ngeen di jël itam ngeen xam ni muy man muy soxna nun dañoo liggéey ba retraité. may leen tuuti mu conclure yàgg na toog leen tuuti rek. cachet yi je pense que pour mu leer dong la. yàgg na du leneen. 5 minutes. cachet saignant pour que fa ñu jóge fa gerte gi jógee ñu mandargaal ko ne fii la gerte gi jógee
am na ci li may wax xam naa ni umpu leen am na ci ay pratiques yoo xamee ni sax daan nga gis chef de village jël cachet ba jox ko opérateur bi mu téye ko loolu yëpp nag luy indi lu lëndëm la rek yéenu neen la bu ñëpp neen nañu àndandoo jubal ku ci jubalul ku ne ñu seppi ko wala ñu taxaw wane ko defe naa ni su boobaa njub dana am li indi aussi cachet bi Sonacos di joxe pour aussi am na ci yoo xamee ni dafa am dëng-dëng looloo ko lal ku jëndee fu jege di jéem a wut transport ñëw indi lay ne fële laa jëndee wala def nga beneen cachet loolu moo indi loolu donc lii defar rek mooy nañu ànd ñun ñëpp ñu jubal def lu leer ku ñu gis jubalul ñu bañ ci am lu ñuy nëbb wala lu ñuy làq-làqal ñun ñaar ñi ngi ànd di lëndëm kenn lëndëmalul mooy li ko moo gën kon nañu sax foofu am na xalaat yu fi génn yoo xamee ni maa ngi koy déey président Modou Fall muy xalaat yu may rafetlu loo xamee ni xëy na peut-être bu ngeen ko gëstoo jarul wut tontu ci saasi mooy benn bi li kiy wax ne ngeen gëstu def ay programme yoo xamee ni du yem ci benn at programme pluriannuel dina leen moytuloo at mu ne ngeen balaa ngeen a door toog waxtaan daje te kenn ci jot yombul ngeen toog tënk loo xamee ni peut-être da ngeen koy teg ne diiru nangami at ñetti at yi ci lii la ñuy sànko la ñuy jàpp loolu defe naa ni jar na gëstu pour xool parce que xam naa ni du ñàkk mu am ay bénéfice leneen li aussi lu mu wax mooy lu mel ni def benn contrat nga xamee ni dina éviter opérateur bu nekk muy dem di signer su ngeen ko xoolaatee ci seen biir saytu ko ba xam ndax dana mën a nekk mu am benn contrat général bu ñuy def boo xamee ni pour Phénoxtella ak tel opérateur huilier defe naa ni loolu it jarut a tëj jarut a kii jar naa xóotal xool parce que yaakaar naa ni mën na am njëriñ beneen xalaat bi aussi bi fi génn lu mel ni lu jëm ci wàllu avocat loolu it du lu ñu war a mën a fàtte mbooloo bu baree macha allah di jëflante ak ñu bëri àdduna toll fi mu toll nga xamee ni ñëpp ànduñu jub donc di am koo xamee ni xam-xamam màcc na ci wàllu yoon ak wàllu layoo dana baax pour que ngeen di lëkkoo ak kooku xalaat bi ci mujj mooy bi coordonnateur bi wax président Mamadou Gueye parisien di aussi lu rafet loo xamee ni mbir daal bu fekkee ni day màgg da nga koy jéem a dëppale ak jamono te dëppale ko ak jamono mooy fexe wàllu wu ngeen di liggéey kenn lu ci ne ngeen seet ku xam ne am na xarañteef bu méngoo ak la ngeen di soxla ngeen ànd ak moom mu dimbali leen defe naa ni loolu it lu jar a xalaat la. benn question rek moo fi génn muy wàllu jiwu certifié bi loolu je pense que dinañ ko waxtaane feneen ci wàllu UNIS ak ñeneen ci yeneeni jamono pour que li sëñ bi doon wax léegi ñu mën ci dellu. li may jeexalee peut-être samay kàddu mooy ginnaaw bi ma leen santé ci kàddu yu rafet yi nga xamee ne lu ci bëri jib na fi jëm ci man du ma leen ci santé muy Modou wax ko muy coordonnateur daanaka ñi fi wax ñëpp kàddu yu ni mel la ñu wax du ma leen ci santé gërëm leen maa ngi dolli di sant aussi di am mbégte ci teew bi ma teew fii ci yéen àndandoo yendu ak yéen ci suba ak léegi ci turu ministre agriculture Pape Abdoulaye Seck moom mi am xalaat ak xol ba yéene yebal ma man ma ñëw teewal ko fii àndandoo ak yéen bokk waxtaan bi donc maa ngi leen ciy sant maa ngi ko ciy sant di ko gërëm ci loolu di rafetlu dëgg-dëgg seen jataay bi mooy ànd nañu di liggéey dañu amoon benn mandat pour benn diir bu diir ba jotee nañu daje taxaw xool saytu la ñu def càmbar ko càmbaraat lu mu laaj ci jooyante ñu jooyante ko ku mu laaj ci ñu dindi ko fa ñu dindi ko fa te loolu yéen a ngi ci moo indi tey ndaje bi am ci waxtu wi te loolu luy gën a dundal kuréel la li ma ciy dolli ci gën a rafetlu mooy nii ngeen doxalee sëñ bi Mbay wax na ko sànq mbooloo mu daje ci loo xamee ni dañ ci doon liggéey diiru ñetti at déggoo fi xuloo
déggoo fii d'accord ma déggoo fi leneen lu dul lu ñu wax lu ne ñëpp àndandoo dëppoo ci ne ànd nañ ci loolu je pense que ndaje mënu koo gën a rafet te kooku ndaje xéewal la ku ko fekkee ku ne parce que mooy xol yi dëppoo nañu ku ko fekkee ku ne defe naa ni di nga ci jëlee yokkute ak xéewal kon muy lu ñu gën a rafet leneen li mooy defe naa gouverneur yi junj na ko fii FENOPS te Modou wax na ko loxool état la parce que état moom la lépp war mais moom dong mënul lépp dafa am ci ñoo xamee ni ci ñooñu lay sukkandiku ci ñooñu léeg-léeg lay jox lenn ci wàll ay cëram ne ko defal ma lii parce que fee duma fa mën a yegg waaye yow di nga mën doon sama loxo ba yeggal ma foofu te rôle boobu aussi yéen a ngi koy def parce que fu nit bay fu nit am gerte ngeen def seeni matuwaay malgré jafe-jafe yi ngeen wax yi ñu wax sànq ba léegi ci campagne bi muy campagne yi passé ak yeneen yi te jafe-jafe yi du ñu jeex ba ilaa yawmi diini ngeen di mën a dem wuti gerte gi jënd ko naam seen liggéey la war ngeen ci am seen njëriñ war ngeen ci tedd waaye aussi yéen a ngi yombalal état loolu te it yemu leen ci loolu parce que daanaka ñi fi daje ñi ñëpp yematu leen rek ci jënd gerte ak jaay gerte huilier ñu ci bëri ci yéen a ngi ci jiwu ñi ngi ci jiwu gerte ñii ngi ci jiwu mboq ñii ngi ci jiwu leneen engrais ak leneen ak leneen ak leneen te loolu yëpp ndimbal la ci yombalal état ci la mu war a yegg yëpp te yéen a ngi ciy taxaw kon boog loolu muy lu ñuy rafetlu di leen ci gërëm di leen ci sant ci turu ministre agriculture Pape Abdoulaye Seck bien que dinañ leen ci sant nag waaye du tee parce que li wolof di wax ki la wóolu moo la sonal du tee it ñu leen di ñaax parce que ñaax bi mooy ki ngeen di dox ci digganteem ak état day ki nga xamee ni mooy ki gën a néew doole ci réew mi muy baykat daan na am léeg-léeg xam naa ne ñu ko fi war a dund ak man ci bu ñu daan war a yóbbu ay lu mel ni ay intrant wala di ko jël damay wax ne da nga koy yóbbu ku wax ne ma dafa am jafe-jafe yoon wala kii ma ne la déet parce que jafe-jafe bu amee ñaara ko séq yow ak kaka war a jot kaka war a jot nag dafa néew doole yaa ko ëpp doole kon donc coono bi ci yow lay féete loolu defe naa ni bëri na fi ay opérateurs yoo xamee ne ku ma ci joxoon point bu xaw a naqari muy xaw a ñaxtu dama leen di wax ne leen yow moomu yaa koy def da nga ci boole nag am point boo xamee ni xëy na dana neex parce que lu neex ak lu naqari ñoom ñaari la ñuy boole pour mu mën a maase te comme ñi ngeen féqal nag mooy ki gën a néew doole muy baykat donc moo tax ñaax bi ma leen ciy ñaax di dolli di ñaax pour que li leen état sës ngeen ci góorgóorlu ba nga xamee ni mu bañ a am lenn lu ciy sooxe bi muy ca jot ga ca waxtu ba ci jot ga ca qualité ba ci jot ga ci anam yi gën a rafetee ci anam yi donc loolu dinañ leen ci ñaax te duñ ñu noppi di leen ci ñaax waxtu wu ne ministère nag moo leen sas moo jaboote ñëpp état moo leen sas moo jaboote ñëpp dina comme ni mu ko yàgg di defee te di ko continuer di def te waxtu wu ne muy gën a améliorer defe naa ne loolu yéen a ko wax ci seen kàddu léegi waxtu wu ne fu ñu toll woon fu ne yéen a ngi gis ne mu ngi gën a yokk di gën a jëm kanam la mu ne woon du ci jóg tey du ci jëg ëllëg dana ko gën a yokk pour que yëf yi di gën a jàppandal ci wàll wu ne muy gën a jàppandal ci baykat yi di gën a jàppandal ci yéen di gën a jàppandal aussi ci ñi leen di jàppale pour liggéey bi ñu leen sant ngeen mën koo def ci kàddu yooyu daal laay bëgg a tëjee samay wax di dolli di féliciter équipe bi nga xamee ni moom la ñu fi fal di gërëm nit ñi kenn ku ci nekk ki ku bàyyi sa yitte ñëw yendu fii wala fanaan fi démb ak tey ñu àndandoo ñun ñëpp ci liggéey bi di leen sant di leen gërëm di féliciter équipe bi nga xamee ni ñoom la ñu falaat pour que ñu yoree yëf yi di leen ñaanal pour que yen bi ñu leen yen li muy diis yëpp ngeen bañ ko yëg yàlla téeñal leen ba nga xamee ni lii ñu yaakaar ci yéen bu ñu tolluwaatee ci waxtu wu ñu koy saytuwaat comme ni mu amee ren jii lépp lu ñu séenu woon kii bi ngeen di wax waxu budget comme ni ngeen ko defe woon bii passé
ñu romb ko lépp lu ñu seen woon ci yéen ci wàllu liggéey bu rafet ñu am lu ko wees. ci loolu daal xëy na ci lay tënk xanaa peut-être ñu seet ci ñi fi toog ci mbooloo mi ku ñu mën a joxaat kàddu gi mu ñaan tëj pour kenn ku ci nekk mën a dellu ci jàmm ci say mbokk fekk fa jàmm pour que ñu mën a daje continuer liggéey bi ëllëg ak si biir ñu ngi leen di gërëm di leen sant.